jageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fes bokk na ca ni jàpp leen ko exposition ba maanaam becc réew mu ci ne la nga mën a def ci xarañaay ak di ko doxal sab dëkk Dubaï moo ko dalloo Sénégal tey moo ay ci mbir yi njiitum réewum Sénégal président Macky Sall ubbi ko jot na becc lu sakkan lim liggéey ci réew mi bokk na ca mbirum transport TER ak BRT waaye itam port bu Ndayane daañu si ñëw ci biir xabaar yi ci nu mu gën a yaatoom ànd fa suñuy envoyé spécial fa nekkal dañ ci bokk itam lu jëm ci ubbiteem école bi ëllëg alxames incha allah ndongo yi doon wàcc ànd ak waajur yi ci wàllum jëmtukaay yi léegi nag ana fu élèves yi toll ci wàllum xel ndax noppi nañu ngir songaat l'école bi ñenn ni waaw pare nañ ñeneen tam jàpp ne xëy na bu nu ko yokkoon tuuti dana dimbali ñu gën a wàcc wàlla googu dañu ci ànd ci biir xabaar yi gëstu maam Alassane Seck ci biir xabaar yi dama gën a yaatoo dana ca bokk tey jii découverte maanaam gëstu bis bi gox bu leen xamleel ma nga ca frontière u Sénégal diggante ma Guinée Bissau ca commune ba ñuy wooye Boutoufa Camaracounda dëkk boobee mooy Umpak gox la bopp daanaka la mu ñàkk bari na gox ba tëju na dem ak dikk jafe lool benn école ba fa nekk su néew daanaka nekkoon na ab camp militaire ba nu soppi def ko école lañu dund ci ay gàllankoor tar daan ci ànd ak gëstu Mamadou Dieng li incha allah moo gën a fees niskis faram fàcce gi. gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci pencum ndaw réewum Sénégal ëllëg daañu tàmbali kon liggéey bi la ñuy njëkk a def mooy yeesal li nga xamoo di bureau bi noonu ca bokk ni njiitu commission yi tamit waaye itam ñu war a doon ay kilifa daanaka kenn rek la dul soxal ca mooy njiitum parlement bi di Moustapha Niasse mi nga xam ne koo fal ci mandat wu juróomi at moom am na sécurité ci ak mandaam waaye ñeneen ñi daañu xoolaat seen ab toog waaye lu ci mel di xew dañu ñëwaat incha allah ëllëg buy tàmbali donte nag ñu baree ngi xaar ni mën naa am ñuy yàbbi ci mbirum coowal passeport diplomatique yi tudd ko mën naa am dañu ko tudd waaye duñ ci mën a yooyu ni yàbbi faaw ñu doxal tuuti ba commission ad hoc yi taxaw ñu soog a mën a xuus ci loolu le nga xam mooy soxal levé maanaam dindim laanum kiir laayum député yi tuumaal ni dañ doon luubal mbirum passeport diplomatique ci biir Sénégal xabaar yi woy ci benn mbir mi ngi jëm ci Sénégal gi xëy beccikum ca kanamu Dubaï muy ab exposition internationale nga xam daanaka réew yu mag yu bari ci àdduna bi ña nga fa teew ku ne di becc sam réew fa mu toll ci koom ñi réewum Sénégal président Macky Sall jiite délégation ba fa nekkal Sénégal yi fan boobaak léegi tey jii ubbi na bis bu Sénégal moom président Macky Sall jot na becc lu jëm ci wàllum transport yoonu saxaar geek talibeeg la nduppee BRT ak TER waaye itam poorub Ndayane bi ñu jàpp ni nekk na lu am solo ci Sénégal fi mu toll tey becc na ci kanamu askan wa ca Dubaï waaye itam ci kanamu sunu ay envoyés spéciaux Isidore Alexandre Sène ak Serigne Saliou Dem correspondance. Je déclare maintenant ouverte la journée nationale du Sénégal. ñeenti fan ginnaaw bi ñu ubbee li nga xam ne moo di exposition universelle bu Dubaï Sénégal tàmbali na bosam ci fi nga xam ne nag moo di pavillon Sénégal bi nekk fii ci Dubaï président Macky Sall jëmmal ko addu ci ay projet yu am solo moo di Dakar Smart BRT ak port bi nga xam ne moom la ñu amal fële ca Ndayane muy projet yi nga xam ne de daanaka day tax rek sunu réew ñu gën koo weg ci àdduna bi. nga xam ni même extérieur ñi ngi saluer quand même la grande vision du président de la République en mettant en place des TER et des BRT combinés nga xam ni xat-xataayu Dakar yëpp dañ koy améliorer mu xam ni dem ak dikk bi day yomb donc TER bi ñu ngi leen joxaat rendez-vous le 24 décembre le président dina teg TER bi nit ñi commencé ci dugg ci jàmm ak salaam mu nekk une grande réussite parce que c'est pour la première fois dans le monde nit def projet bu toll noonu ci temps bu toll noonu amul je vous dis demandez partout dans le monde laa la wax. C'est un record mondial que le président va faire encore comme il a l'habitude de le faire dans les réalisations. réew mi nekk Émirats arabes unis ay partenaires lañu ak Sénégal ci domaine yu bëri rawatina lépp lu jëm ci li nga xam ne moo di port. mais Dubaï port mu ngi Sénégal depuis 2008 avec le terminal à conteneurs mais tey jii avec le président Macky Sall Dubaï port partenaire stratégique la pour defar portu Ndayane. portu Ndayane nag mooy nar a doon port bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest parce que dina mën a maanaam accosté loo bateau yi gën a rëy ci àdduna bi ñu tuddee les bateaux post Panamax tey ji port boobu également dañ koy wéer ci zone économique spéciale mu nekk port boo xamante ne également day am jeexital ci koom-koomu dëkku Afrique de l'Ouest yi
wàllu dem ak dikk bi ak lii di xarala yu bees yi Dubaï mën naa dimbali bu baax a baax Sénégal yi nga xam ne day faaw rek mu defaat ay jéego ci wàllu yooyu. Sénégal tey mu nekk réew boo xamante ne mbëbëtam yëpp mooy génn ci pauvreté dem ci émergence ak ci développement loolu nag pour moom faaw ñu bénéficier wu ci expérience wu adduna bi yëpp te tey Dubaï Expo dina ko permettre dinañ mun a gis li nga xamante ne moom la ñu def ci réew yu bëri en matière de digitalisation en matière vraiment de mobilité en général et aussi Sénégal dina mën a nouer ay partenariats public privé yiy tax ñu mën a baral lépp luy digitalisation au service public. ubbi bi ñu ubbi pavillon Sénégal fii ci exposition bu Dubaï moo wane ne rek ñi nga xam ne ñoo di exposants yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo ñëw visite rek seen liggéey tàmbali na njiitu réew mi laata muy dellu Ndakaaru dina am ay ndaje ak ñu bëri rawatina kilifa yi nekk Émirats Arabes Unis nar nañoo waxtaane secteur yu bëri rawatina lii di économie naka noonu privé bu Sénégal bi nga xam ne taxaw na temm ngir am ay partenariat ak yeneen réew. Isidore Alexandre Sène jaajëf waaye président Macky Sall ubbi na expo yi waaye itam daluwaayu Sénégal bis bi nga jagleel tey ca Dubaï moom jiitum réew mi becc nay kaddu dafa janoog taskatu xibaar yi waxtaan ak ñoom ñëwaat na ci jokk jolante bu rafet bi am diggante Émirats arabes ak Sénégal waaye itam ci wàllum koom-koom ba ci sax mbirum diaspora sénégalaise bi ñu bari ña nga fay daan seen doole ñu teewlu kaddu président Macky Sall ak suñuy envoyé spécial. D'abord le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit plan bi ñu taxawal mu di plan Sénégal émergent booy xool sax lu bëri lu jëm ci wàllu yi daanaka tënk na ko ci axe 1 boobu sax wax nañ ci lu jëm ci développement durable ak it lépp lu ñeel wàllu koom-koom loole bu ñu ko tuddee dañ ciy jëmale wàllu commerce maanaam njënd ak njaay ci yeneen réew yi échange commerciaux yi maanaam li nga xamante ne moo dox suñu diggante réew ak yeneen réew yi am na solo lool te it investissement bi ñu ciy dugal ci wàllu koppar bëri na lool Émirats arabes unis ak réewum Sénégal seen diggante yàgg na la tax te yàgg nañoo demalante ñun fi mu ne nii dinañu importer ak di exporter réew yi mel ni Europe ak ba ci Chine donc loolu tax ñu jàpp ne war nañ ko war a mën a amal suñu diggante ak Émirats arabes unis relation yooyu ñu am suñu ñaar sax ñu gën ko mën a rataxal ba suñu diggante du am leen loo xam ne da ci am gàkk-gàkk li ñuy tax a jóg mooy rek xool yan produit moo des ñu war ko mën a jële suñu réew indi ko seen réew wala it yan lañuy jële fii jëmale ko suñu réew ndax weccoo lay doon réew mu nekk da ngay jox sa morom li mu gën a soxla ñaari réew jàpp naa ne ci wàllu politique ak wàllu institution am nañu ay diggante wala tax des rek mooy wàllu koom-koom ak njënd ak njaay lu ñuy def ba ñaar ñooñu gën koo daxal ba faaw. politique et institutionnelle très développée. Il s'agit maintenant de relever le niveau commercial à la hauteur des relations bilatérales entre les deux pays. mi ngi noonu Sénégal kon ca expo bu am solo 2020 ca Dubaï fàttaliwaat ni foofee communauté sénégalaise bu sakkan macha allah ña nga ca Émirats arabes unis lu mu néew toll na ci ñett jàpp ñeenti junni ci ay doomu réewum Sénégal yu fay yeewoo. jóge Émirats arabes wàccaat fii ci Sénégal waxtaane mbirum coalition Yewwi Askan Wi taxaw nañu waaye dañoo bëgg askan wi ku ñu dugal loxoom ci seen doxin talum politique am na lu ñu ubbi ak kopparantu lañ ca jublu ku ne mën a dugal say koppar ci barab bu ni mel ngir ñu mën a doxal ndax ne ñu dañoo bëgg a soppi doxin ci wàllum politique ñu xuus ànd ci ak Mamadou Dieng ma Fall reportage. coalition Yewwi Askan Wi lancé ab campagne bu yees bu mu tuddee Koppar Express. muy sàkku ci askan wi mu participer ci koppar yi muy dajale ngir mën a dem ci élection locale yi. ñuy woo askan wi li ñuy wax effort de guerre ñu ñëw indi seen ñaq indi seen am-am indi seen doole ci coalition bi ci ni ñuy financer activité coalition bi ba coalition bi am victoire mais ndam loola lu nekk ndamul leaderu coalition bi. waaye ndamu askanu Sénégal la. Yewwi Askan Wi di xalaat lool wàllum transparence ci koppar yi ñu bëgg a dajale ci askan wi bu fekkee ne sax waxuñu seeni mbëbët jëm ci ñaata lañu soxla ci xaalis. suñu numéro bi nga xam ne mën nañ ci yónnee ñépp xam nañ ko képp ku fa yónnee am nga numéro de téléphone képp ku fa yónnee xam nañ yaay kan ndax opérateur yi numéro bu nekk am nañu kan moo ko moom. bu dee Koppar Express bi nga xam ne moom la daat doon wax nga xam ne moom la ñu yaakaar ne xarale yu bees yi moom mën nañ ko jëfandikoo
maanaam képp ku fa yónnee xaalis xam nañ bu baax yaay kan ak même sa identité ak fi nga dëkk su ko defee ku ko soxla ne kan ak kan moo ñëw jugal xaalis ci nii mën nañ am liste bi joxe ko ba mu leer nañ. coalition bi bu dajale ay koppar ni ñu koy jëfandikoo itam Yewwi Askan Wi ne da koy séddale département yi ak commune yi. bu desul nag lu dul jëfandikoo xaalis bi ñun ci suñu bopp dañoo am benn système de comptabilité boo xam ne mooy wone fépp fu xaalis bi jàdd ak jaar ba yegg saa yi ñu waree joxe ay compte bés bu ñu ko laajee dina leer nañ dinañ ko yore pour mën a jox ko askan wi ndax dañuy door te bu xel yi leerul ci local yi danañ bu ñu yegsee ba ci législative yi danañ ko fay bu ñu yegsee ba ci présidentielle yi danañ ko fay kon boog ñun ñoo leen gën a bëgg transparence. coalition Yewwi Askan Wi bëgg am lu ëpp ci ay ndam ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 ci njeextalu élection locale yi ay leader yu mel ni Khalifa Sall Ousmane Sonko Boubacar Camara wala sax Aïda Mbodj ñoom teewewuñ ndaje mi ñu doon lancé Kopar Express. Mamadou Dieng bu fekkente ni coalition Yewwi Askan Wi ñoom ña ngi wut ay koppar ñi moom dañuy wut ay koppar def ko ci xale yeeg ubbitem école bi ba noppi mooy jëndum fourniture ak yére yuy tax seen doom wàjjam ci l'école bi waaye nag def na leen combat boo xam te ni bi moom xeexu élèves yi la ana fu ñu toll ñoom élèves yi tey ci waajal ubbite école bi ci wàllum xel ak ci wàllum xalaat ak ci wàllum sax lu mu ci mën di doon am ñu ni waaw noppi nañu ngir suba incha allah alxames dañu dem ci classe yi jàngi am ñoo xam nag naam ñi ngi nësal jàpp ni bu vacances yi xawoon a yokk tuuti dana gën a baax ñu gën a waaj ñu xuus ànd ci ak gëstu Maam Alassane Seck reportage. ay fan yu néew ñoo des ci ubbite école bi wante ndongo li di Mariam duñu xamal moom daal pareegul. rentrée scolaire bi ni moom non on n'est pas prêt daal franchement parlant vacances yi dafa gàtt te aussi daal surtout ñun élèves troisième yi on n'a pas eu le temps de se préparer moo tax. Ndiaye Sissoko di élève moom day pare na. maa ngi koy waajal bu baax parce que au fait def naa cours de vacances donc gis naa ni dinaa gën a pare pour jàng parce que j'ai bien passé naa bu baax cours de vacances donc mun naa gën a débuter ren classe bi. Khadim Gueye mu ngi door a am BFM moo ngi woo ay naataangoom ñu waajal ko bu baax. maa ngi doon def troisième mais ren laa am BFM école bu ibbee maa ngi def seconde école bu ibbee moom da nga war a farlu dem jéem a jàngi ndax boo bëggul jàngoon da ngay teel a bàyyi dem liggéey école loolu la rek. donte ni ubbite école bi gënalul ñu bëri li am ba am daal mooy faaw ndongo yi jàngi. Ma Alassane Seck demoon seeti élèves yi waaye kii moom di Pape Madiakhaté Sarr dafa demoon seeti tout tànk bu ngeen ko seetloo ngelaw leeg soppeeku ci wàllum climat bi tax na ba xale yu bari tey ñu ngi sëqat am socc moo leen jàpp mel ni dafa doon benn pandémie maanaam mbas mu leen jàpp naam amu ci xëy na ku ci ñàkkagun bakkanam lu mën a wax waaye wa demee ci hôpital Albert Royer bi dénk lottante xale yi moom ci boppam fi mu toll ni ña fay ñëw yooyu kaa yu mel noonu mi ngi tàmbalee bari waaye saytu gi itam ñu ngi koy def bu baax ak nam ca waree reportage. ñaar ci ayu bës a ngi nii ay tuut tànk yu bëri amee lii di ab xeetu soj bu ñu nemmeeku service d'accueil d'urgence bu hôpital bi ñu jagleel tuut tànk yi te ñu duppeeku Albert Royer nemmeeku nañ ko fa bu baax a baax. fan yi lu ñu seetlu dañu am ay kaawu lu ñuy wax grippe mooy xale yi nga xamante ni dañuy seen yaram dafay tàng dañuy soj di nekk di sëkkat wala léeg-léeg sax ñu dem ba nga xamante ni nekk di woccu wala ñu am biir buy daw loolu lan moo koy indi souvent dañuy woowee infection virale ay virus la. donte ne tout tànk yi am xeetu soj boobu mu ngay gën di yokk waaye fajkat yi ña ngay dalal xel yi ne ba jamono ji ñu toll amul kenn ku ci ñàkk gum bakkanam. ku fi ñëw dinañ la jël en charge mais c'est important que xale bu feebaree dañuy njëkkee surtout ci seen ci poste de santé bi wala yeneen hôpitaux yi leen gën a jege à partir de bu ñu fa jaaree ñooñu fekkee jugé nañ cas urgent la pour ñu mën ko yebal fii nii mais pour dalal xelu askan bi surtout gisuñ ci benn xale bu ci faatu donc bu ñu fi ñëwee dinañ jël en charge ci service su docteur professeur Thiongaan
waaye li nga xam ne moom la ñu nemmeeku jamono jii baaxul benn yoon ci SAU bu hôpital Albert Royer ndax seen lal ya war a dalal ñi nga xam ne ñoo fa ñëw ngir faju si daanaka matewu ko. hôpital bi compte na 170 lits maanaam téeméer ak juróom-ñaar fukk mais c'est tout le temps plein surtout période bi mënuñu toog 2 heures temps boo xam ne bii lal bi amul malade amul c'est tout le temps plein ça tourne comme ça donc loolu vraiment il faut aussi ñu wax ko pour nit ñi xam ne ñun tooguñu. fajkat yi ña ngay ñaax waajur yi ngir ñu jël seen bépp matuwaay ngir mën a aar seen tuut tànk yi ngir ñu bañ a am xeetu soj wile. Pape Madiakhaté Sarr ba tey mbirum doomu aadama ak wér-gu-yaramam bu ngeen ko seetloo gis ngeen changement climatique bi maanaam jamono ji ni mu soppeekoo ngelaw jaas tàmbalee upp jaas ji mooy ni mu jekk-jekk ngelaw lu tàng lu sew ngay yëg sa put tàmbalee wow kon naanum ndox mënta ñàkkam naam mook jamono ànd say nawet tolloo fii ni lay demee ndax mooy tax gàncax gi ñor waaye jamono boobu mi ngi lootal askan wi moo tax ñu bari jàpp ni kon naan gi mënta ñàkk ana kon njënd ak njaayum ndox mi ak naan ca na mu waree ndax nit ñaa ngi koy def ñeneen si ñoom di waaw ña nga cam ñoo xam dañuy dem ba xaw a koo fàtte doo koy def ñu xuus ànd ak gëstu soxna Khadijatou Diouf. marché Liberté 6 naaj bi tàng lool waaye terewul jaaykatu ndox yi di wër ngir jaay seen marchandise ak tàngoor wi am fan yi Florette dafay naan ndox mu bari ngir sàmm wér gu yaramam. Non, on n'a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau. naan ndox moom soxlawul ñuy xaar ba maax yaram dafay soxla ndox ndax baax na lool ci wér gu yaram damay dégg sax ñu digle naan ndox ci fajar bi daa baax waaye li ma mën a wax daal mooy soxlawul ñuy xaar ba maax pour di soogay naan. Mais ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir soif pour consommer de l'eau. naar moom daanaka ci tàngoor bi lay ëpp lu muy naan ndox. te ñun chaque jour ñu ngi nekk ci naaj bi di ñàkk chaque jour moo tax dañuy naan ndox mu bëri chaque instant moo tax chaque instant chaque minute dañuy naan ndox lu toll ay 1 litre ay quelque waaw parce que dafa tàng Sénégal. su fekkee ni ñenn ñi dañuy naan ndox ngir sàmm seen wér-gu-yaram Mara mar mooy tax mu jël ndox. misaal par tàngaay moom gars yi gàtt moom journée bi da nga naan toll ak 17 ndox wala ko waaw naan tamit doo baax sànni quoi naan ndox waaw non xam ni boo maree nga naan ak boo mënul loo naan boo maree nga naan. ci jamonoy tàngaay wi askan wi dañuy naan ndox lu bari lool li ni mel doon lu arrangé jaaykatu ndox yi nga xam ni seeni mbir moo ngi dox bu baax fi mu toll nii. Khadijatou Diouf ma fall jàngeen jëf waaye jàppale ni que docteur la mu digle mooy lu bon nit ku ci ne war naa naan litre 2 litre gën wàll jàpp 3 litre ci bis bu ci ne gën gaa néew ndax nit téeméer boo jël daanaka juróom-ñett fukk ba ci yaramam ndox la kon ndox daa am solo ci moom. xabaar yi wéy laneen soxal mbirum càmm gi ñoom dañoo soxlam ndox waaye tam ko leen suqali ñu jël moo tax ministre bi dénk wàllu gu mel di Ali Saleh Diop wooteeg ëngëm loo ma ngi ko doon amalee waxtaan jàpp ni suqali càmm gi mënta ñàkk la cay génn ci mbirum ndawal ak yar ak it wàllu meew la ca aju lépp am koom la mu ne nag secteur privé national bi ñu ëw ci nguur war nañ caa dugal firum koom ngir gën ko suqali am na waxtaan yuñ ci sémb kàddoom jot naa jib moom ak Muntaga Kane. bu ñu xoolee ci waxtu biñ toll muy daanaka ñu ngi ci weeru octobre jëm ci diggante ci xaaju octobre sax waaye bu ñu xoolee li ñu jotoo saytu gis nañ que ni mën nañ ni que daanaka taw bi jeex na ci gox yi féetee ci boori bëj gànnaar gi jëm ci diggu dëkk bi ba ci boori sow bi lu ci mel ni Dakar ak li ko wër te xam ne ñu fay yaakaar taw mooy boori Casamance jëm boori Sénégal oriental bi lu ci mel ni boori Kédougou ak Tambacounda ak yenn gox yi nga xam ni ñoo féetee ci daanaka suufi Saalum bi bu ci mel ni boori Nioro Porokhane ak jëm Koungheul yooyu mën na am ñoom fa ay taw waaye li des ci dëkk bi yëpp ni ma ko waxee léegi lu bëri ci centre bi jëm nag ba gànnaar ba ci boori côte bi lu ci mel ni Dakar ak li ko wër foofu daanaka mën nañ ni nawet bi jeex na fa. bu ñu xoolee gox yooyu ma lim muy ba gànnaar bi diggu réew mi jëm ba Dakar ak li ko wër. bu ñu xoolee gox yooyu bu ñu nattee at yi weesu wala fanweeri at yi weesu ay yan jamono lañ naan seen taw daan arrêté buñ ko méngaleeg bu ren daanaka day méngoo muy situation boo xam ni daanaka normal na fi nga xam ni tawam moo daan continuer ci octobre bi ñu nekk di ngeen jëm booru diggu octobre
mooy bëj Saalum bi te bu foofee ñu ngi fay yaakaar ay taw ba léegi donc buñ ko xoolee ci tënk rek ci wàllu jeexantal bi dafa xaw a méngoog li daan faral di am buñ jëmee nag ci li ñu am ci ndox ci ren buñ ko xaymawee méngale koog liñ daan faral di am ci fanweeri at yu weesu dañuy gis que ni xaw naa méngoo ba léegi am na naam yenn point yoo xam ne am nañ fa lu ëpp liñ daan am lu ci mel ni boor Podor wala Matam ak Thiès am na ci gox yoo xam ne tam daan am nañ fa lu yées liñ daan am lu ci mel ni Bëj Saalum Ziguinchor Vélingara ak boori Kédougou. mu doon kàddoog Pape Ngor Ndiaye match météo national bu Sénégal doon def ab xayma neewatu bi ren bi dëkk ya na ndox ma baawaa nekk taw bi waaye fi ndox mi toll mais li mu xam li ñu ci mën a jàpp mooy kon gox yu mel ni diwaanu ko xëy na bët saalamu réew mi jàpp diwaanu Ziguinchor gox yooyu le mën nañoo amaat tuuti ay taw yu mën a xaar waaye gox yu bari des ci réew mi moom daanaka ndox xëy na météo séentu ko fa lu bari donte buy amit mënta bari kon nawet baa nga tàmbalee ruus cete ci yenn gox yooyu le dañu toppaat na mu gën a yaatu del siwaat ci mbirum càmm gi ba tey ci mbirum koom-koom ak naataange la bokk Ali Saleh Diop ministre bi ñu dénk wàllum càmm gi waxtaane wàllu guddi mel ma nga woon ci Mbuur nee na faaw secteur privé national dugal seen loxo ci suqali càmm ci biir réew mi la muy becc ci am koom lu sakkan la moom ministre Ali Saleh Diop ak Mountaga Kane ca Mbuur mooy lan organisation professionnelle yi ñu jox leen seen gëdd fexe ba ñu am doole pour mën a taxawee élevage bi waaye tamit li ñuy wax secteur privé national mooy ki nga xam ne dafa war nekk di liggéey ci élevage altine ba dimanche janvier ba décembre ñu bañ a am rek ñoo xam ne dañ ci ñëw juux ci tuuti rek génnaat loolu nag tax na ñu xalaat ñun ci sunu biir ne fin novembre bi de war nañoo dajale ñi nga xam ne tey ñooy secteur privé national sénégalais ñu waxtaan ak ñoom ci mbirum élevage wan leen lan mooy élevage parce que mën nañ koo bañ a xam nga mën nga am dégg-dégg ci mbir waaye mën nga koo bañ a xam waaye nag bu ñu ñëwee dañu bëgg def réunion boo xam ne du réunion discours du réunion wax ju bëri réunion wane jëf la maanaam daal ci biir élevage daal am na ci métier am na ci ay bànqaas am na ci ay ruq-ruqaan yoo xam ne boo ci defee juróom mu jëlal la fukk boo ci juree defee téeméer mu jëlal la téeméer ñaar fukk ñu won leen loola ndax nag ki nga xam ne mi ngi ci secteur privé li ko soxal mooy fi muy def alalam mu mën a ful. lu jëm ci mbirum réewum Sénégal ci wàllum politique jàpp mbirum yoon am na ñooñ daxa doon temmali ëllëg ajuma dañu génn ci mbedd Ndakaaru yi jàng ci diggu njolloor gi moo xam préfet nangu wala mu bañ daañu xuus ci mbedd yi amal seen doxub ñaxtu liñ ci bëgg nañu mooy ñaawlu yoonu Sénégal ni muy doxee lañ jàpp ni kumba am ndey kumba amul ndey boole caat li mu duppee ay bavure policière maanaam ni alkaati yi noggutoo askan wi boole ca it jàpp gën a jàpp Guy Marius Sagna lii lépp la ñu boole ni kon daañu ko yàbbi ci mbedd Ndakaaru yi ëllëg dañ ci wooteem ndaje doon wàcc wàllu guddi mel ci teewaay soxna Aïssatou Kane reportage. ñàkkaree ak ñàkk jox gëdd ak yelleef doomu réew mi moo waral ñaar fukki coalition parti politique ak société civile ànd nara amal ab doxub ñaxtu ci aljuma fukki fan ak juróom ci weer bi ñu nekk dinañu dox ñu am baa ñu ñàkk autorisation. léegi ñu ngi dund lu ni mel saa yi ñu bëggee génn manifester ñu aaye ñu ko te suñuy naataangoo saa su nekk ñu jàpp tëj leen ci kaso gi te ñooñu yor ay njaboot ñooñu nekkal fi askan bi. loolu yépp a tax ñu ne tey nañu daje pour def déclaration boo xam ne dañ leen di xamal ni vendredi bii di ñëw le 15 dañuy am benn marche bu ñuy amal départ bi place de l'Obélisque arrivée bi RTS. dox ñaxtu bu ñuy waajal ngi xeex li ñu jàpp ni moo di justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey. injustice bi ñuy dund saa su ne acharnement politique bu suñu ay naataangoo di daj saa su ne. instrumentalisation des forces de l'ordre c'est-à-dire jaay doole bi ñu waa police ak gendarmerie du ñu jaay doole ak pour xeex ak yelleefu citoyens sénégalais yi. d'intimidation yi tamit seetlu nañ ko ci ñun ñii ñëpp saa yi ñu yëkkatee suñu kàddu ne kat dañ leen di xeexal li ñuy njëkk def mooy fexe ñoo fexeel loolu yëpp dañoo bëgg wax ni dafa doy. lii lay mouvement du ñaaw li ñu jàpp ne moo di jéem a daaneel groupe des médias
te it di ñaan bépp sénégalais mu teewee procès wu Guy Marius Sagna bi am alxames fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bile. yegg nañu ci découverte pàcc bi nu jagleel di leen xamle yenn gox yi te ñu nga jëm ci Casamance frontière am digganteem ak Guinée-Bissau am na fa commune bu ñuy wax Boutoufa Camaracounda dëkk bu ñu fay wax Mpak foofee daanaka gox ba lu bari la ñàkk jëmtukaay yu bari école ba fa nekk su néew sax amul mur waaye itam nekkoon na ab camp militaire lañ soppi def ko l'école wane ni kon tumuranke gi foo ko takk jéggi na ko Mamadou Dieng xuus ci seen biir becci la fay nux-nuxi ñu ànd ak moom. man la Yankuba Dramé maay directeur école élémentaire de Mpak. monsieur Dramé di faral di nemmeeku ci l'école am bi nga xam ne daanaka lépp la manqué école bi ay jéego yemamaay moo dox digganteem ak Guinée-Bissau. école bi de mu ngi ci frontière Guinée-Bissau la nekk. école élémentaire bu Mpak 1961 lañu ko sanc mu am fukk ak ñaar ci ay classe nekkoon base militaire ay mandargay fitnay Casamance ñu mën ko fi nemmeeku ba léegi. oui tout à fait trace su bali quelquefois da nga koy gis yeneen impact mais jëm nañ ko sans jëm nañ def lu ne mais tey sax da ngay toog quelquefois nga toog sa bureau élèves yi indi benn bal directeur fornal yi tu es obligé nga récupérer ko bon donc danger yooyu yëpp lañu nekk. école bi ancienne base la parce que école bi dañ ko tëjoon léegi militaires yi ñoo fi newoon léegi négocier nañu ak ñoom ba ñoom ñu dem mais boo ñëwee ci gannaaw école bi sax am na fi nga xam ne ay places yi nga xam ne militaires yi ñoo fa gasoon nekk fa waaw ñoo occupé woon classe yi ne fa. base militaire mujj nekk école élémentaire Mpak màgget lool ay bâtiment yu ràpp ay table banc yu motul école bi amul clôture ñàkkum kaaraange gi fës fi lool. école bi aussi soxla na clôture parce que daaw am na bu ñu génne récréation xale yi dañuy daw ci tali bi parce que tali bi soriwul boo taxaw ni yaa ngi seen tali bi donc élèves yi bu ñu mën a contenir ci suñu cours bi parce que ñu ngi am pratiquement 598 élèves neexuñoo contenir ci cours bi bu ñu amul clôture donc jooy nañ ko fu nekk mënuñu ko am ba léegi donc école bi vraiment soxla na ko daal. ñi ëpp ci ndongo yi jàng see ci Mpak Guinée-Bissau la ñuy jugee juróom-ñeent fukk ci téeméer boo jël muy ndongo yoo xam ne ci ay njabootu Sénégal la ñu bokk ñooñu dañu dawoon làqu ji fitna bi. 90% suñu élèves yi ñu ngi jógee Guinée-Bissau parce que conflit bi moo tax xale yi village yi daw léegi mënatuñoo dellu si mais dañuy yéen si seen xale yi nañu def ay 10 kilomètres am na xale bi nga xam ne day def 20 kilomètres pour mu ñëw fi école. ay waxtu rek dox suñu digganteeg ubbiteeg l'école yi mu jafe loolu ñu xam ndax Mpak dana mën a gàttanduwaat ay ndongooma ndax jamono ji ñax yee fi bëri lool. jaajëf Mouhamadou Dieng ma nekkoon ci Mpak ak ñamu àndaloon ci liggéey bu ni mel waaye itam jàngeen jëf ci ànd beeg ñun ci TV lii moo tëj pàccu xabaaru marax yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme waaye bu leen toxal seen seetaan programme bi day wéyandi la total bloc d'information bi ñu bàyyi nag Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jàngeen jëf.